on va passer tout de suite à Pacotille. Donc Pacotille yow ñu ngi lay gërëm bu baax xaw nga fi yàgg tuuti. mais noonu la mel toogaay bi aussi am na solo parce que gis naa fi dégg naa fi loo xam ne dafa ma yokk daal. waaw donc am na solo yow ñu ne yow yaay rappeur alternance. waaw loolu la ñuy wax bon waaw peut-être parce que bu may doog a fël di génne sama premier album c'était en 2000 juste après l'alternance c'était en septembre 2000 ci laay doog a fël la génn album mu tombé ak alternance. defoon naa sax benn morceau bu tudd alternance je parlais de comme rap bu bees laa fi indi. utiliser les langues nationales façon rime clarté wax ju leer ji. musique bu neex a dégg yooyu peut-être xam naa loolu moo gën tax ak aussi li ma faral Ablaye Wade. peut-être loolu aussi waaw foofu laa doon jëm si parce que yow yow booy seet procès bi gars yi def bi ñu def Doc Gynéco si France ne bon rappeur. pour que mu ànd ak ku nekk de droite de supporter Sarkozy peut-être procès boobu un peu nañ la mën def parce que en général rappeurs yi ils sont nañu jàpp ne naturellement ils sont de gauche qui sont contestataires on a accueilli la dernière fois Fou Malade on a vu un peu voilà ce qu'il pense un peu yow loo si tontu pour ne est-ce que rap toujours dafa war a nekk contestataire wala est-ce que war nga mën a ànd xam nga rap ñun dañ nekk ay sénégalais avant ay sénégalais avant ñu nekk ay rappeurs donc pour man bokk sama xalaatu bopp quoi nit ku nekk am nga sañ-sañu wax sa xalaat ci anam bu mu la neexee ku la neex nga faral bu dee affaire politique man du affaire droite ak gauche parce que Abdou Diouf moo fi nekkoon ñëpp on était contre lui après Abdoulaye Wade ñëw bon am ñu nekk contre lui am ñu nekk ak moom pour man loolu grawul quoi on est des rappeurs on est des artistes donc mën nañ bokk diine bu ñu neex tarixa bu ñu neex xool benn candidat bu dee affaire politique la ki nga xam ni am nga ci moom yaakaar nga bokk nga ànd ak moom tout en respectant les autres nag noonu lay fonctionner parce que man du ma dugg ci benn créneau fermer sama bopp noonu quoi man damay am ouverture même à travers ma musique damay def musique boo xam ne day am ay marimba am ay percussion am ay tamata pourtant rap laay def donc def ay musique boo xam ne dafa comme yu américain yi la donc parce que juste liberté laa bëgg quoi man du ma tëj sama bopp ci benn créneau rek ne lii la parce que da ngay di gars yi ne nañ nangam te mu ñu la wax ñii ñooy gars yi parce que ku nekk da ngay def li nga xamante ni moom nga sentir ni noonu la man noonu lay fonctionner depuis ma commencé def musique damay def duo ak Youssou Ndour damay def duo ak Viviane pourtant rappeurs yu bëri dañuy wax mbalax dañuy tooñ mbalaxkat yi. damay def duo ak Fou Malade damay ànd ak moom tournée. ñëpp ne nañ Pacotille Ablaye Wade la faral Fou Malade mooy Y'en a marre. sama xarit la. dëgg la c'est mon meilleur ami ci rappeurs yi. lan nga xool ba ne li ñu gis doy ñu lan nga gis lu la doy yow. waaw xam nga lu ñu gis doy nañu benn mouvement benn organisation la boo xam ne bokk naa ci initiateurs yi c'était ci juillet. donc sama benn xarit suñu benn grand bu tudd Abou Aw bu nekk Colobane moom woo. ne ma dafa taxawal lu ñu gis doy nañu parce que on parlait de la paix et de la stabilité sociale. Yaa Salaam on a même fait un single bu tudd Yaa Salaam. buy daw ci télé yi donc ma ne man bokk naa parce que dëkk bi fi mu toll ni ñu ay artistes lañ mais. jàmm lañ bëgg ci dëkk bi après on a commencé à s'organiser def ay tournées dem fu nekk ay Aliou Kassé ay Ndeye Kassé y avait ay Fallou Dieng Pape et Cheikh ñëpp def tournée Idrissa Diop ñu ñëpp def tournée di wër dëkk bi di sensibiliser nit ñi sur la paix et la stabilité sociale. donc parce que dañuy wax ni au-delà de nos appartenances politiques ethniques religieuses am na loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy jàmm ji nga xamante ni sunu maam yi ñoo ko tabax di ko tabax ba Sénégal tollu fii donc ñun bu ñu accepter. ñun ci suñu génération ñu koy yàq parce que ñun léegi ñu dema da ngay ñëw juddu màgg marqué sa temps et puis tu t'en vas ñun suñu génération suñu jamono nag nañ fexe ba bu mu fi yàqoo yàlla bu mu yàqoo mais bu mu yàqoo suñu jamono comme ñun dañuy wax ñuy déglu tey fépp Sénégalais nekk ci àdduna di déglu musique xam na Pacotille sama album yi dañ koy déglu ay pas dañ may déglu ay xale ay mère n'importe qui ñu ni kon nañ profité waale à travers suñu ay kàddu ñu ci véhiculer ay message de paix sensibiliser nit ñi wax ni ku nekk amal fu la neex nga far ku nekk àndal ak candidat bu la neex ku nekk àndal ak sëriñ bu la neex mais li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk dañ koy sàmm ñu bokkandoo ko parce que pour daaneel mooy dañu ne li ñëpp bokk boo cee wax wala nga cee def ci lu ñëpp bëgg parce que Sénégal ku ne am nga ci wàll mais jàmm ñëpp dañ koo bëgg nañ ko def ci jàmm ku nekk dem mais de toute façon man je respecte aussi bépp mouvement bépp parti bépp association parce que tamit loolu dafa bokk ci liberté. dëgg la tey ku mu neex taxawal parti ku mu neex taxawal mouvement ku mu neex taxawal association ku mu neex dem télé wax lu la neex à la limite de ce li nga war a wax. te loolu mooy jàmmu Sénégal bi quoi man loolu laay prôné la paix et la stabilité tout le temps nekk studio di pare suma album
def suma ay musique maa ngi pare album bu neex boo war a génn décembre. donc noonu daal laa nekkee sama. xam naa bu génnee dañ la invité waat nga ñëw wax. mais bien sûr c'est un grand album parce que dama gëj a génne album. parce que dama nekkoon ci ay liggéey. dama gëj a génne album sama fan si fu nekk ci àdduna ñu ngi may réclamer. ensuite sincèrement depuis que ma gëj a génne album la mélomane yi déglukat yi gëj a déglu rap dëggantaan bu neex quoi. barke yàlla non li ma lay wax nii c'est la réalité. man sama rap dafa neex. je te le jure xoolal non je te jure ah amul kenn kuy déglu Pacotille te doo wax lii neex na. si vous écoutez les morceaux que j'ai fait avec Viviane, le morceau que j'ai fait avec Youssou Ndour, Ablaye Banana, sama jabaru nijaay yaay mbër. Africa mais yooyu ay duo la yooyu. est-ce que du ñoom ñoo indi xorom si. non man ku ma déglu rek ak même bu dee da nga ma xaw a mere sax ba ma dégloo di nga ne kii dafa con mais ay naa loolu rek ngay wax. soxna toi qui aimes bien le rap, qu'est-ce que tu penses de son approche? Non, man je pense que pour une fois j'entends quelque chose qui boo xam ne neex na ma parce que je pense que li mu wax waxu dëgg xolam la wax mooy ne ñun ñëpp ay artistes lañ dëkk bi ñoo ko moom parce que looloo am solo xam nga Sénégal moom benn bopp la dëkk la boo xam ne dafa am yoo xam ne daf fi taxaw comme niñ ko doon wax la dernière fois rek dafa am yoo xam ne daf fi taxaw muy li ñu xam lu baax di ko jëf di ko yeewoo di ko fanaanoo donc li fi mag yi bàyyi ñu nit war nañ jéem ci suñu génération ñu góorgóorlu ba nga xam ne duñ ko yàq xam nga Sénégal li fi nekk te bëri te rafet dafa bëri mooy ni muy wax jàmm ji mooy Sénégal fii boo gisee catholique yi jullit yi ñëpp dañu booloo doon benn da ngay yegsi ci benn kër fekk ku nekk diine ba nga bokk mbaa ngeen bokk leen bokk kii nekk murit kii nekk tiijaan kii nekk laayeen ñoom ñëpp doon nekk ci même kër gi te duñu xuloo duñu xeex loolu ñun ñoo ko moom suñu réew la foo dem ci àdduna bi rek ñun ay artistes lañ fu nekk la ñuy tukki foo dem ci àdduna bi rek da ngay gis loolu te boo yegsee da nga ciy bëgg donc dafa nekk loo xam ne muy homme politique bu fi munti nekk da nga fiy jóge rek di nga fi toog waaye da nga fiy fekk Sénégal boo fiy jóge bàyyi fi Sénégal kon lu ñuy ñaan yàlla mooy Sénégal googu li Pacotille wax Sénégal googu ñuy bàyyi na doon Sénégal gii te nga xam ne ku fi nekk di nga mën a xëy jóge sa kër dem liggéeyi te doo daw di làqu pour bomb bañ a dal sa kaw loolu moom nañ ko ñaan yàlla te li mu wax lu am solo la wax juñ mun a dégg la man mun naa ko dégg. yow mi ne na nga bëgg rap moom nee na moo fi rap yow loo si gis. non man moom xam nga man comme ni ñuy wax rek ni ñu koy waxee ci tubaab je suis éclectique man dama bëgg rap parce que message bi rap di jàllale. non moo ne moo fi dàq rap. waaw mais loolu bu ko neexee moo wax ko xam nga àdduna boo yeewoo nga ne man lii maa fi dàq bu la neexee waaye li leer ba leer comme ni ma koy wax fu ma xëyee boo rafetee am na ku la gën a rafet boo ñaawee sax am na ku la gën a ñaaw waaye yow bu la neexee nga taxaw ca kanamu seetu ne maa dàq ñëpp waaw non dama lay tooy. quand je dis que maa dàq rap bon c'est-à-dire c'est une façon de parler quoi. Je veux dire que parce que vraiment Sénégal a de très bons rappeurs. man damay jënd rappeur bon du ma jënd ñëpp nag. mais naa jënd ay Kastou Fou Malade. yooyu ma neex naa jënd aussi Alaaji Man bu gën daara ji neex na. Gaston daf mun rap. Dëggiti daf mun rap. ak y a d'autres de bons rappeurs mais man je sais que nit ñi nee nañ. je fais partie des meilleurs rappeurs du Sénégal. mais aussi suñu philosophie mooy. li nga xam ne moo des suñu àdduna. lépp loo xam dañ ko yëkkati muy kàddu day nekk loo xam dafay defar mais du nekk lu yàq ci suñu ay musique ci suñu ay rap ci suñu ay way ci suñu ay déplacement suñu ay taxawaay fépp fu nit rusu la taxaw yàq duñu fa rusa taxaw defar fu nit rusu la taxaw taal duñu fa rusa taxaw fay fu nit rusu la taxaw xotti duñu fa rusa taxaw ñaw kàddu lépp loo xam ne bu ñu ko waxee société avancée nit ñi kontaan dañ koy def bépp artiste muy mbalax muy Fatou Lawbe muy Ndeye Kassé muy Youssou Ndour di Baaba Maal képp koo xam ne bu ñu ànd ak moom def ak moom musique mu neex dañ koy def donc may wax ni maa ngi lancé message ci jeunes yëpp jeunes yu Sénégal yi ndaw bu fekkante ne nga nekk ci dëkk bëgg loo yootu jot ko loo dugg génn ceeg jàmm loo yaakaar am ko loo lijjanti mu sotti loo ñaan mu nangu loo mébét mu antu da ngay ormal mag da ngay suturaal mag.
loolu moom maa la ko wax. Tunkara discours bi moom rafet na de xaw ma nag. yow Pacouty kañ nga gëj a génne album. maa ngi gëj a génne album en 2007. 2007 ba 2011 muy ñeenti at. waaw mais man la neex nag. waaw bu la neexoon. waaw mais ñun li ñuy seede rek. je veux dire li ñuy seede rek mooy ne gisuñu album boobu léegi yow ñëpp xam nañ sa taxawaay nekk comme li ngay wax léegi ñu bëri dañ lay sànni xeer ne ndax yow da nga ànd ak góor gi. rappeurs yu bëri. voilà. ak tamit ñu bëri. waaw moo xam ni waa ñi nga xam ne ànduñoo ak yow. ñu àndul ak góor gi lay léegi yow lu tax ngay rap ba pare jëmale ko si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si nguur gi nga ànd ak ñoom lu tax doo bàyyi rap nga dem defi beneen musique mel ni koo xam ne yow léegi da ngay tàggaate nga tàgg ñi fi ne tàgg buur bi ba pare di ko ndaw rabinal jël sa tama di def loolu ndax rap moom comme ni ko Aline junjee sànq li ko tax a jóg mooy contester dénoncer wax naka su dul ndax li nga xam ne naka su dul noonu lu ñuy def la léegi yow boo ñëwee nga ànd ak tey nguur gi waa ngalla da nga war a bàyyi rap nga dem defi taaxuraan ak kii yooyu. loolu li ma ciy tontu mooy déjà rap américains yi ñoo indi rap fii Sénégal ñun ci américains yi lañu déggee rap maa la wax li jëlal albumu américains yi commencé ko ci ñoom Wu-Tang ay ñoom ba ñëw ci ñoom ay ñoom Lil Wayne nag ñi xew américains yi seen musique rap mooy sexe drogue pistolet ak xaalis tous les messages des rappeurs américains mooy sexe la ñuy wax drogue fetal xaalis ñu dañu am suñuy réalité man la politique c'est ma passion la musique mooy sama métier comme que ni làmb nekkee passion am may liggéey di génne ay album di battre ay record vente et puis je parle sous le nu ñu koy waxee sous le contrôle du BSDA. Allez au BSDA. ñaata nga jaay yow. Allez au BSDA. ñaata nga jaay. non grawul. Allez au BSDA. demandez-leur. waaw leeral ñaata nga jaay non attends demandez-leur ba Pacouty commencé génne album ba léegi. nan la ay ventam demee. non duñ dem BSDA fekk yaa ngi fii. non je vous dis yow la ñuy laaj ñaata nga jaay. de toute façon sama avant dernier album bi. man lañ nommé woon ci yi gars yi organisé. Pacouty ñaata nga jaay. non attends je vais vous expliquer jox nañ ma trophée meilleure vente. waaw muy ñaata. non maanaam yow sa album bi mooy album bi ñu gën a jënd. ñaata nga jaay. non mais xam nga non attends non je vais vous expliquer. professeur Souleymane Bachir Diagne def naa ne en Afrique on est fâché avec les chiffres. ma àggal xam naa ne fii problème mu chiffre la gars yi dul am. ma tënkal fii dañuy am problème toujours ak statistique quoi. léegi man. boo dégloo boo xoolee sama album sama musique yi may génne du début à la fin amul lenn loo xamante ni nit mën na ko ci critiquer ci positivité ci wàllu rime wàllu texte wàllu intelligence wàllu clarté wàllu musique bu neex ak wàllu présence scénique non attends léegi quant à la politique man déggoo may la man je ne suis pas dans un créneau man Pacouty du ma comme ñi nga xamante ni dafay am fu ñuy far féete fa di ko nëbb ci kaw ñuy wax ci suuf ñuy def man Ablaye Wade laa faral maanaam ci politique ci sama wàllu politique maanaam man jullit laa du ma chrétien am naa ay xaritu chrétien murit laa du ma tiijaan am naa xaritu tiijaan ak lan naar laa du ma pël Fuuta am naa xaritu pël Fuuta mais Ablaye Wade laa faral am naa ay xarit yu faral Tanor ay xarit yu faral Ñas xarit yu faral Idi xarit yu nekk Y'en a marre xarit yu nekk feneen mais c'est la vie. quant à ma musique sama musique ma tënkale ci sama musique lu tax ñuy wax man du ma tagg du ma ndaw rab bi du ma kii yooyu Abdoulaye Wade c'est-à-dire que dafa waxoon Goana grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance képp kuy sénégalais nga bëgg lu baax booy nelaw ñu fëgg la ne la offensive agricole nourriture abondance au Sénégal même boo xamul la na ngaan bokk na non man de ku ma yee guddi ne ma dañuy taxawal leen loo xam ne pour offensive agricole pour la nourriture abondance ma ni ban dëkk ñu ne ban dëkk ma ni Sénégal dama naan bokk naa loolu yow la comme je suis un artiste sama kaddu dafay dem fu sori
jaam yi dañ may déglu di ma consommer sëriñ yi dañ may déglu étudiants yi dañ may déglu professeurs yi dañ may déglu ma ni damay woy Goana. léegi ñaari laaj balaa may pare bu njëkk bi mooy ndax yow leer na sa bopp ni que politiciens yi ñi nga faral ak ñi nga faralul. lépp lu ñuy def suba ba ngoon politique moo tax. man de lépp lu may def. ba ngoon Sénégal moo tax. léegi politiciens yooyu nga xam ni ñoom politique moo leen tax a jóg yow soo jógee nga daw ànd ak ñoom fekk ñoom politique rek a tax a jóg ñoom mun nañ la manipuler mun nañ la utiliser pour seen jubluwaayu politique te yow doo ko yëg. man je suis assez mature. loolu nga foog ñoom ñoo la mu gën a muus nag de. non da nga ko yaakaar rek ñoo ëpp diplôme. da nga ko yaakaar rek oui ma Afrique ba da nga ko yaakaar rek Johannesburg ñoo man fi je veux ëpp dire diplôme. ma wax leen ne Sénégal nag ñu dégg ko tey man dafa am conviction bu may demee maag sama encadrement Ablaye Wade bu ñu woowee tey pour ñu defal ko prestation ci meeting am ñu ay waykat lañ day ñëw way ñu fay ñu ñibbi suba su ma Tanor Dieng woowoon pour ma defal ko prestation ci meeting am damay dem way ñu kon fay yow mercenaire nga daal. léegi je vais t'expliquer nag man damay liggéey mercenaire. waykat laa il faut que musique yow ay noon sax buñ la woowee ñoo xam ni bokkuñu dara non pas noon. ah parce que non Tanor Dieng sama non Tanor Dieng sama papa la. ak Niass sama papa la xam nga ñoom ñaar non dañu féewaloo. non féewaloo wuñ. dañu féewaloo ils n'ont pas les mêmes visions politiques. waaw moo tax ju féewaloo. loolu mooy féewaloo. waaw li nga wax noonu mooy féewaloo. léegi su fekkee da ngay nangu léeg nit nag da ngay assumer say position su fekkee yow Abdoulaye su la woowee. nga wuyu ma wayal mu fay la nga dem. waaw Tanor woo la nga wuyu mu fay la nga dem loolu mooy yow mercenaire nga. je vais t'expliquer ma tënk s'il vous plaît. tey su ma demoon prestation suñu ma woowee tey fay ma pour ma jouer benn manifestation boo xam du Ablaye Wade mais damay ñëw yor sama bal di ko jongle jouer leen Ablaye Banana xale yu kontaan ñu fay ma ñibbi. loolu mooy mercenaire. léegi su ma ñëw ci Ablaye Wade dinaa woy ñu fay ma ne ko nag bul fàtte yow laa faral te dinaa fexe ba gars yi voté la nga gagné. bon laaj bu mujj Pagoti. waaw laaj bu mujj Ablaye Wade may na la xaalis. xam nga ñun dafa am lu ñu yare ñun ay. waaw wala déet Ablaye Wade may na la xaalis non c'est pas une question de waaw ou de déet. Ablaye Wade recevoir na ma plus de 4 fois. may na la xaalis non dama wax récemment mu ci mujj y a même pas 10 jours. may na la xaalis. non c'est pas une question de may na la xaalis. waaw wala may na la xaalis man Ablaye dama fekk may liggéey attends man bi may jël ay meilleures ventes di dem ay tournée Europe di dem ay Angleterre di wër ànd ak Youssou Ndour di wër fu nekk ci àdduna boobu j'ai signé ñaata contrat laa signé ci ay société meew buy jaay fii bëgguma wax tur bi on m'a payé plus de ay 30 millions ci autre société bu ma defal publicité. est-ce que Ablaye may na la xaalis. non je vais vous expliquer man c'est pas une question de xaalis je suis un citoyen sénégalais un artiste confirmé boo xamante ni dama am sama kaddu si tey président de la république soxla ma pour waxtaan ak man ci mbiri Sénégal damay dem wuyu ji mu toog waxtaan Abdoulaye su ma recevoir on parle de jeunesse on parle de musique on parle de culture on parle de politique on parle d'éducation on parle de sport on parle aussi damay mbir personnel kilifa goo xamante ni boo ko gisee tey amaana doo ko gis bala nga xaa gis déwén boo ko gisee te mu nekk fi au service de tous les Sénégalais boo toogee boo ko waxee mbiri Sénégal ba pare da nga koy wax say mbiri bopp léegi say mbiri bopp nag pour man say mbiri bopp doo ko wax ci marché bi. Pagoti non da wuyu. day wax sa mbiru bopp. Pagoti waaw Pagoti li ñu la laaj. dernière question li Sénégalais yi bëgg xam. mooy lu simple la. est-ce que waaw wala déet Abdoulaye Wade may na la xaalis. ndax may nga si gars yi séddale nga ci ba. bon waaw wala déet. Abdoulaye Wade mayuma xaalis. Abdoulaye Wade mayuma xaalis. il m'a pas donné de l'argent. mais je vais t'expliquer un truc. mu ngi lay déglu de boo je suis un jeune artiste. issu de la banlieue. Masamba jàppalew ma Mademba jàppalew ma. samay dàllu plastique sama jean bu xotteeku ak sama bal laa yor di wër Sénégal ba nit ba ñu gis ma nga ko tey. ba ñu andiw ma ko ba ñu gis ma produire ma ma génn album bi toj dëkk bi nit ñi xam ma commencé def ay tournées au Sénégal et à l'étranger bi ma njëkkee dem Europe ñëpp ni ma waxoon dawal comme ni artiste doon def ma ne man j'ai une carrière te je vais réussir ma dem ñëwaat Youssou Ndour jël ma yóbbu ma Bercy ma ñëwaat ma commencé dem di tukki def ay tournées génneewaat album mu nekk meilleure vente fii ci Sénégal ma génne album tey man am na ay sëriñ samay sëriñ yoo xamante ni dañuy ñëw jënd 5000 CD may ko seen taalibe yi tey CD bi may waaj a génnee nii presque jaay naa 10 000 CD yoo xamante ni génnagul nit ñi ñoom ñoo ma bëgg te yàlla tax léegi Ablaye Wade
ñëw naa ci moom ñu waxtaan ay yoon sénégalais la artiste bu soxla ndimbal pour sama. déedéet may la xaalis bu soxla non maanaam artiste bu nekk ci Sénégal soxla nga un appui pour améliorer tes conditions de travail. mayu la daf la appuyer. je vais vous expliquer. Pacotille tey il a fait presque 10 ans ci scène bi war na am un grand studio d'enregistrement non seulement pour se produire mais pour s'autoproduire mais aussi pour aider les jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw yaakaar ma bëgg ma jàppale leen Pacotille tey war na am un grand orchestre Pacotille war na am rajo. FM ñeneen ñi nag yeneen rappeurs non nag ñi nga xam ne am ñëpp ko war a am ñëpp ah kii se débrouille. waa léegi yow kon li nga confirmer fii mooy que Abdoulaye Wade mayu la def la dimbali. daf ma jàppale pour améliorer mes conditions de travail. très bien non jeexul. ñaata waxtaan bi Abdoulaye ñaata la dimbale. mën na nekk matériel de musique. ñaata la dimbale. non mën na nekk ay baffle ak benn lecteur. non waxul mën na dañ la laaj ñaata la dimbale. non il m'a pas donné de l'argent. jox la xaal lu mu la jox il m'a ouvert beaucoup de portes. lan la jox. il m'a donné beaucoup de portes yoo xamante ni su ma fa jaaree je réussirai et tous ceux yi nga xam dañu yaakaar ci man réussiront. je pense qu'on en tirera pas plus aujourd'hui. le monde n'est pas fait de liquidité. adduna léegi yaakaar naa liquidité moom. non moom day may parce que Aline Mbaye Nder nee na président may na ko 1 milliard. waaw non boobu sax wóoruma mais dama ne liquidité. ñun man dama kaa dépassé man tey à partir de 2010. beaucoup de contrats yu bëri yu may signé. temps njëkk ma ñëw ñaata ngay joué ma ne 100000 nga jox ma 100000 jox ma 50 000 sama poche yooyu bàyyi nañ ko léegi adduna bi léegi yooyu dafa xewi quoi tey may la 100 milliards may la 100 millions wan la yoon boo xam di nga am 2 milliards man moom moo ko gënal quoi. je suis pas dans ces trucs dem Abdoulaye may la benn fukki dërëm nga def sa poche mais je préfère qu'on m'ouvre les portes qu'on me facilite l'accès comme noonu nga génne say album def say tournée def say voyage régler say affaires produire ay boy produire sa musique contribuer si développement social sa dëkk loolu moom mooy suñu objectif te mu ngi ñu ci jàppale. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pacotille d'avoir répondu à notre invitation. non maa la gën kontaan parce que émission bi wax dëgg yàlla dafa neex quoi. Merci beaucoup dafa baax quoi. à Mamadou